benn waxtu toftal na ñeenti simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg gi benn ponk la muy final Coupe d'Afrique des Nations ca Caire réewum Sénégal fas yéene tase ak Algérie tey jii ci kanam la bu 19h jotee maanaam juróom-ñaari waxtu li ko dalee Caire nag jàpp Ndakaaru jaar ndax géej ba Pikine forum rek couleur ru sunu drapeau bi nga gis muy vert jaune rouge daañu leen dugal ci gox ya goxaani dugg itam ci Ndakaaru fu ci mel ne Medina Almadi wala xaar yàlla ba Cheikhou Kouyaté fekk baax waaye itam sunu gan gi di Assane Sène moom lañ nar a ànd ak moom faram fàcce lépp ci édition spéciale bi Assane ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fati maa ngi nuyu téléspectateurs yëpp di wax ñëpp juma mubarak et bonne chance. merci beaucoup jaajëf bu baax Assane Sène ngeen taaxir lu ñu ñëw léegi faram fàcce boobu ponk. fetlu seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futur Média ni leen ko waxee édition spéciale benn ponk la xam ngeen ne final Coupe d'Afrique des Nations ca Caire la ca Égypte foofee nag tey jii sunu gaynde yi ñoo fas yéene tase ak fenek yu Algérie bu leen fàttalikoo nag Sénégal 2002 la gëjoon a dem final ni ñu ko waxee dañuy dem ca Caire fekki fa kenn ci suñuy ndaw na xam ngeen ne télévision Futur Média wala groupe Futur Média dafa yokk dispositif ba yóbbu fa ay ndaw ku ci mel ni Mame Fatou Ndoye nag àgg na fa mu nekk nag foofu la délégation bu nguur gi nekk ko jiite di Augustin Tine nekk directeur cabinet bu président de la République Mame Fatou Ndoye mu mel ne egg nga bay xaar li nga xam ne moom la ñëpp di xaar muy final bi. waaw Fati maa ngi lay nuyu ni nga ko waxee noonu la dëgg la fi mu ne nii ñu ngi waajal li nga xam ne mooy final bi entre Sénégal et Algérie ni ngeen ko xamee nag président Macky Sall yónnee na fi délégation bu takku boo xam ne ay ministre ñi ngi ci ay ministre conseillers ku nekk daal pour nga fexe noo jàppale gaynde yi et donc parmi ces personnalités on a donc monsieur le ministre et bien sûr PCA du groupe Futur Média aussi Youssou Ndour ñëpp xam ne que au-delà de ses fonctions nit koo xam ne la ku bëgg football la aussi. Monsieur le ministre maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mame Fatou. waa yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi ci jàmm nag bu baax a baax kontaan bokk ci délégation bi nga xamee ni que état bu Sénégal par le président Macky Sall dafa jël toutes les dispositions xam nga ni équipe yi bari nañ fi coow yi bari na ci biir équipe yi mais sunu équipe. déggoo ci coow c'est-à-dire état bi def na li mu war a def du début jusqu'à la fin te mi ngi continuer loolu ñu si remercier président parce que loolu mooy rôle état bi beneen bi mooy dañ fi ñëw aussi pour représenter ko taxawu xale yi wala leen ne que ñëpp ñu ngi seen ginnaaw état mi ngi seen ginnaaw sénégalais yëpp ñu ngi seen ginnaaw beneen bi nag ñu ñëw fi ndax dañoo bëgg football danoo xaar yaakaar ne que ren bii dina baax ndax man seetaan naa football yu bare match yu bare seetaan naa Sénégal ci circonstances yu bare donc 2002 reste toujours la référence et je pense qu'on peut monter un peu plus loolu la ñuy xaar wóolu nag sunu équipe wóolu sunu entraîneur man li ma wax mooy sunu entraîneur su jëlee xale bu nekk mu génne li nga xam ne moo nekk ci yow lépp dem ba jeex je ne pense pas qu'on puisse nous arrêter waaw. alors yaakaar bi bëri na ni nga ko waxee aussi conditions yi ñu def équipe bi vraiment mucc na ayib ba tax tey équipe bi mun nañ ni que bi préparation bi commencé ba léegi musul am benn jafe-jafe mais tey contre algériens yi monsieur le ministre lan mooy nekk la différence. mais d'abord que ñu xam ne que dafa amoon benn match bu nekk ci tour yi premier tour bi Algérie daf ñu gagné ñu am ci une bonne lecture. bon lecture boobu bu ñu ko ci amee jël toutes les dispositions directeur de la haute compétition mi ngi nii entraîneur bi ak staff bi am ci une certaine lecture dinañu rectifier plus ou moins li nga xam ne que moom moo doon problème et puis gën a accélérer li nga xam ne que moo doon suñu avantage à l'époque je crois que le Sénégalais d'une manière générale loolu mën na ko rectifier rapidement tegaat affaire bi je ne pense pas que tey mu nekk même match que match premier tour bi ça il faut que ñoom ñu xam loolu les Algériens maintenant nag on est dans le cadre du sport kenn mënul ñëw ne 100% da ngay foqati affaire bi mais am nañu yaakaar.
Monsieur le ministre, on vous souhaite un bon match. Merci beaucoup. Voilà, et bonne chance évidemment. Voilà Fati, donc ñoom ñu ngi waajal jël bus bi ngir dem fële stade international de Caire ndax tey buntu yi dañ ko nar a teel a tëj journaliste yi d'ailleurs 5 heures avant war nañu nekk foofu teew et yaakaar naa ni Mamadou Ndiaye mi ngi foofu aussi teewal ñu fa moom ak Mor Xarma. Mamadou Ndiaye ak Mor Xarma ña nga fa ci kanam tuuti daañu leen fa fekk ci stade ba Mame Fatou Ndoye ñu sant ko bu baax gërëm ko mu seqoon waxtaan ak Youssou Ndour bokk ci délégation bi nguur gi yabal foofee ca Caire ka ko jiite di Augustin Tine ñu des ba tey foofee ca Caire ak El Hadji Ousseynou Diouf atum 2002 maanaam fukki at ak juróom-ñaar ca gannaaw bis bu mel nii moo fa nekkoon bokkoon ci gaynde yi demoon final ci Coupe d'Afrique des Nations ca Mali la woon tey ji mu defub taxaw seetlu jàngat bi ci final bi na mu gisee ne bu ko guney Aliou Cissé doxalee ndam li askan wi ñëpp di xaar te mosu fee ñëw amaana mu yegsi ci réew mi ñu teewlu kàddu yi El Hadji Ousseynou Diouf ki ko taataan di Mamadou Ndiaye. nga boo nekkee sportif dafay jafe tontu parce que comme ni may wax final ñaari équipe ñoo koy joué mais kenn rek mën gagné mais li ma wax rek dès le début moo di il faut pas que sunu joueurs yi am lu ñuy regretter après final bi. xam ne match bële jàll na match Algérie boobu comme bi ma Algérie di laaj keroog naan ma fu ñu leen jàpp si match de poule dañ leen di gagné man leen match de poule ngeen wax comme mosuñu gagné daje final yàlla na ñu daje final ñu jaar seen kaw loolu moom moo doon message bi. et di wax rek ne xale yi aussi le plus dur a été fait c'était de qualifier en finale nañu gëm seen bopp xam ne match bële jàll na match Algérie boobu comme bi ma Algérie di laaj keroog naan ma fu ñu leen jàpp si match de poule dañ leen di gagné man leen match de poule ngeen wax comme mosuñu gagné daje final yàlla na ñu daje final ñu jaar seen kaw. suñu ñaareelu final ci Coupe d'Afrique des Nations ni ko El Hadji Ousseynou Diouf waxee fukki at ak juróom-ñaar gannaaw ba def nañu taxaw seetlu ci équipe bi ndaw la yoo xam ne yàgg nañoo ànd di jouer ka leen jiite di Aliou Cissé boobaak léegi daanaka mi ngi bëgg a defub diir Cheikh Sadbou Diarra defal nañu ci ab jàngat. fukk ak juróom-ñaari at ginnaaw bu njëkkam Sénégal delluwaat na ci finalu Coupe d'Afrique des Nations loolu soqeekoo ci groupe gaynde bi ñu tabax lu yàgg te ñu ànd ak nekkin bu rafet ci njiitalu ki leen di tàggat. équipe bi joueurs yu ci bëri ñu soqeekoo ci équipe bu JO 2012 yi mën nañ ci citer Sadio Mané ñu joueurs yooyu ñu citer dellusi nañ ils sont restés après mu andi ay sénégalais jeunes sénégalais yu am talent yoo xam ne ñu ngi juddoo France ñu leen di woowee binationaux. mu andi si une bonne dizaine nekk nañu en osmose avec joueurs yi ñu fi fekk. li ñu ci mën a dolli aussi mooy que ni équipe la boo xam ne gos yi apparemment amuñu problème mu égo amu fa problème mu état d'esprit bi daal baax na et puis le fait que Aliou Cissé nekk coach bi aussi nekkoon capitaine en 2002 ak équipe boobu li mu fi représenté yëpp. pour public sénégalais bi les sportifs sénégalais mais rawatina goos yi nekk équipe nationale actuellement. parce que ci seen yoon bi leen yóbbu ci final yi gaynde yi ci benn équipe bu mag rek lañu ci dajeel muy Tunisie wante loolu wàññiwul dara ci seen performance bi. tey les éliminer gis nga Ouganda ni mu sonaloon Égypte finalement gagné na ko naam mais da ko sonal Bénin daje nag Ghana gañëw ko daje nag Cameroun gañëw ko. ñun fallait que ñu gagné que dans un match couperé boo xam ne ils étaient hyper motivés. contre Tunisie métti woon na trop mais ñun ce qu'on va retenir que ñun ñoo gagné donc loolu aussi loolu qualité la pour équipe vertu la pour équipe je crois que mënuñu minimiser suñu parcours bi. directeur publication quotidien sportif bii di record fàttewul fësal leader gaynde yi wane ci CAN 2019 bi. collectif bi peut-être mooy vaciller tuuti. mais esprit solidarité baa ngi fa suñu individualité yi aussi ñu ngi tenir. Kalidou vraiment il a fait de très grands matchs jusque là Gana il a été 2 fois homme du match en 8e et en quart de finale. Sadio actuellement bokk na ci meilleurs buteurs yi bon ñu ngi koy xaar nag mu def un plus surtout pour finale bi dugalal ñu ay bii yu bëri finale incha allah. équipe nationale bu Sénégal mu ngi ci wër Coupe d'Afrique bu njëkk ba léegi ren ji Algérie moo des ci yoonam muy équipe bi nga xam ne gaynde yi mën nañ leen dóor ndax li ñu waneegum juróomi ndam dugal juróom-ñetti but encaissé benn rek.
sant la gërëm la ci taxaw seetlu bi Assane Sène ñoo ko gisandoo mu mel ni final bi lu Sénégal doon xaar fukki at ak juróom-ñaar ginnaaw ba tey dafa mel ni loolu gars yi naan yaram yi dafa tàng. waaw fukki at ak juróom-ñaar yàgg na gudd na. ci ñoo xam ne ni ñuy dundee football metti na. donc Sénégal ñëpp a ngi ko doon xaar et comme ni nga wax léegi off record dafa mel ni pour yow lii sax mosul am engouement bu mel nii. mos na mais final nag aussi tournoi aussi Fati dem ba yegg ca cëppaandaw ga dara dàqu ko loolu mooy doole football loolu mooy charme football moo tax vraiment dëkk bi naat na dëkk bi rafet na ñëpp ils sont concernés puissance su football mooy loolu moo tax du sax yoon ñuy gëj ci yu mel ni donc il faut que lii ñu xam ko miin ko tàmm ko et fréquemment ñu fiy dellu si macha allah mu ngoog Assane gis nañ itam ni match de poule bi Algérie moo dooroon Sénégal 1-0 tey gune Aliou Cissé du yomb ndax gis nañu itam xarañte bi ñu wane ak Pastef bi seen diggante ak Tunisie tey nan la naka demee mais Fati ci loolu nga dellu si man mooy li ma gën a neex gis nga man nit ñi ñooy sama séddee keroog bi ñuy Algérie di gagné un peu intérieurement sama xol dafa sedd parce que xam lu tax dañuy dem Coupe d'Afrique ak statut numéro 1 d'Afrique favori premier état africain Sadio Mané Ligue des champions Kalidou Koulibaly meilleur gardien affaire boobu doo ko wax mais da nga koy yóbbuwaale dañu yóbbuwaale benn espèce entre guillemets benn titre boo xam ne suñu faqasalul woon ba taxawaat rek mun nañu juum dañuy xuus ci un peu dans le flou ba li ñuy def dañ ko xam donc défaite boobu bi mu ñëwee pour man dafa salutaire te bi ma ko wax tey ma ko maa ngi toog ci plateau en direct ma ne Malal mu ne ma ne ko Algérie dinañ leen gisaat incha allah mais c'est tellement important que dafa tax suñu équipe changer xar kanam ñëpp xam ne football tour rek yoru ko ak titre boo am soo wàccee ci terrain pendant 90 minutes solidarité bi mu war a am li équipe war a laaj ñëpp joxe li ñu war a joxe défaite boobu daf ñu ci forger mais yeewaat ñëpp taxawaat ba tax na fi mu nekk nii affaire boolu ba tukku na ñun ñooy numéro 1 ñun ñoo demoon mondial mais fi mu nekk pression ci Algérie nekk parce que match bi Algérie mooy favori malgré loolu et ñëw ak statut d'outsider dafa baax ci ñun loolu mooy tax ñu xaw a wéeru dos au mur ba lépp lu ñu war a mën a def dinañ ko def mu ngoog beneen ponk itam Assane Sénégal mosul jël Coupe d'Afrique des Nations Algérie benn yoon 1990 la su ma jumulee presque moom tamit 30 ans kon mu mel ne tamit ñaari réew yi kenn ku ne da ngaa namm coupe bi ñële sax ñoo ko namm ndax li nga namm mooy li nga xam mais Sénégal da ko bëgg a jël indi ko pour la première fois loolu aussi mu nekk point bu am solo te football Fati mun a régler problème yu bëri xam nga ñun fi mu nekk nii réew mi ñëpp ñu ngi xëccandoo la ñu doon wax yëpp lu ñu doon xiiroo ko ŋaayoo bàyyi nañ ko ñëpp ñu ngi tirer dans le même sens donc loolu la football amee importance ñun mosuñu ko jël mu jot na pour ñu jël ko et tamit nit da ngay am taxaw seetlu am na ay firnde yoo xam ne ñu ngi wane ne normalement yoon bi leer na ba ñu war ko mun a jël Algérie tam su fekkee dañ leen di tudd tuuti ñoom seen dëkk tàkk na seen dëkk lakk na seen dëkk bëri na problème ba nga xam ne lii rek la ñu yaakaar ci seen àdduna pour dem mais ñoom dafa am leneen lu ñu ci boole loo xam ne xëy na football du ko nangu parce que dañ ciy boole lu extra ba à la limite sax entre guillemets dañuy xaw a soof nit ñi tellement ñoom seen i mbër day ëpp te ñun comme li Youssou Ndour wax macha allah kenn dégguñu ci lenn lu dul jouer ji bu baax gagner et loolu c'est tellement important ci football fiir na ba nga xam ne leneen loo ko boole rek mu andil la safaan et ñun gàcce ngaalaama on touche du bois lépp jaar na ci yoonu football. ba tey wax dëgg yàlla mun na ci wis ndox mu sedd. aywa ci kanam tuuti ñu àggale waxtaan bi dañuy dellu ca Caire fekki Mamadou Ndiaye ca stade ba Mame Fatou Ndoye junj na leen ko sànq nee na taskatu xibaar yi dañ faa war a nekk juróomi waxtu laata jongante bi di tàmbali ndax tey jii moom ñëpp xam nañ ne du yomb te day teel a fees Mamadou Ndiaye ñu xool la nga wax ñu mbir mi fan la tollu jamono ji ak waajtaay yi. jërëjëf Mame Fatou gannaaw hôtel ba ñun moom ñi ngi fii déjà ci stade international du Caire fii la finale Coupe d'Afrique 2019 fas yéene amee ñun nag il te faut par exemple 1h30 minutes pour nga dugg loolu mooy dispositif sécuritaire bi ñu jël dafa nekk lu jéggi dayoo donc depuis début compétition bi gis nañ ko sécurité bi ñii di égyptiens yi bàyyi nañ ci xel bu baax a baax waaye tey moom dafa raw ndaxte ñun journalistes yi am accrédité am droit dugg si sans problème def nañu 1h maximum 30 minutes pour nga dugg policiers
policiers yi lu toll ci 5000 voire 6000 wala 7000 policiers yoo nga xamante ni ñi ngi ci benn tronçon mooy en face juste rek en face entrée principale stade international du Caire. leneen li mu ci mën a wax moo di ñun dañuy teel a ñëw dugg ndaxte tey li nga xamante ne mooy sécurité bi bari na ay chef d'état yu war a teewee li nga xamante ni mooy final bi mën nañu jàpp ni looloo waral sécurité bi ñu gën koo yokk bu baax a baax a baax a baax final bi nag fii lay amee stade international du Caire wax naa ko 75000 places la ñi ngi xaar supporters sénégalais yu bari waaye aussi ñi ngi xaar ay supporters algériens ñu fas yéene teewee li nga xamante ne mooy final bi ñi ngi ko jàpp ci bu 21h jotee fii ci Caire 19h foofu ca Dakar Faty Dieng maa ngi lay delloo antenne bi. ñaari waxtu ci ngoon la tàmbali fii ci Sénégal mu mel ni nekk Algérie ni ñu ko waxee jëloon Coupe d'Afrique des Nations ci atum 1990 lu jege fanweeri at gannaaw ba mu ñëw final fas yéene jàkkaarloo ak réewum Sénégal moom Algérie itam gis nañ ne saa yu tasee ak Sénégal rek xaw tuut mu indil koy jafe-jafe Cheikh Sadbou Diarra ci taxaw seetlu bi. benn coupe d'Afrique bi mu jël ci atum 1990 la woon ginnaaw ñaar fukki at ak juróom-ñeent Algérie eggaat na ci finalu CAN aljuma bi ki nekk ci bopp équipe boobu amagul défaite ci Égypte di Djamel Belmadi liggéey na ci lu bëri. bi ci njëkk mooy ci entraîneur dañ am entraîneur boo xamante ni vraiment ku xool Algérie yu wees wax Algérie bi nga xam ne am na changement bu bëri. parce que fexe na ba amaat taxawalaat benn équipe boo xamante ni bu dëgg mettre na aussi en place ci biir équipe bi benn discipline boo xamante ni nii amu fa woon fexe na bu aussi ba gis nga choix yi aussi joueur bu mel ni Belaïli temps jamono yu weesu yëpp ñëwatul woon sélection moom la préféré à Brahimi. Fene gi di def ay prestations yu baax ci Égypte wane wuñu ay faiblesse yu bëri. parce que équipe boo xamante ni chaque match day dugal ils ont marqué 12 bi dugal nañ fukki bit ak ñaar bi ñu commencé ba léegi bon équipe la boo xamante ni c'est wax fa dëgg yàlla du équipe bu ndaw. waa faiblesse yi xëj na bu ñu koy wax peut-être day nekk ci tuuti côté défense waaw parce que léeg-léeg dinañ bàyyi bon là c'est à nos attaquants ñu exploiter peut-être loolu. mu leer ni ñoo nar a ëpp ay supporters ci tribune yi. Algériens yi benn équipe jiitoogul ci score mën nañ am pression. jamono yëpp ñu ngi ñëw bon xam naa dinañ bëri foofu pression boobu maanaam du nekk loo xamante ni lu baax ci ñoom lay doon parce que ku xool Algérie match yi passe nga xool xam ne buñ leen mënee rek wala kii da ngay gis joueurs yi sax di jooy nga xam ne pression boobu duñ ko supporter donc ñun ñoo war a fexe. dugal leen en premier bu ñu leen dugalee rek dañuy gën a am pression parce que pression bi seen côté la nekk. ci li ñu dajee gum ak Sénégal ci Coupe d'Afrique Algérie moo jiitu ci wàllum ndam mu toll ci ñett bu mujj bi nekkoon ci premier tour bi gaynde yi war a def seen kéem kattan ngir dakkal ko ba jël seen Coupe d'Afrique bu njëkk. Assane mu ngoog Sénégal di xaar Coupe d'Afrique am bu njëkk Algérie di xaar ñaareelu sacram sànq maa la koy wax naan xanaa li mbëri naan ku juum rek dina xaw a métti ci yow nga ni ma Algérie am na luñ ñu bàyyee xel. am na luñ ñu bàyyee xel lu tuuti boo defee attention suñu match bi ñu taseeg ñoom. en poule ñun dañu ñëw jouer ci match de poule. ñun sax ci suñu discours dañ doon wax c'était pas un match je sais pas du woon match boo xam ne c'était une fin en soi. championnat la woon mun nañ ci kenn mais ñoom dañu ñëw match boobu c'était quasiment le match de leur CAN ñu def ci lépp li ci war bettu ñu ci benn fànn mais parce que dañu xalaat dañu ragal ba ñu boole sax lu bokkul ci football malheureusement keroog arbitre bi n'était pas à la hauteur. mais balaa may ñëw ci loolu Mamadou Ndiaye dafa wax sànq da nga wax ne gëj nañu finale. il y a 17 ans. Stade du Caire boobu. nga ni tey àjjuma ñun gëjoon nañ Coupe d'Afrique pendant 18 ans. 68 la ñu gëjoon Coupe d'Afrique ba 86. ba ñu dellusee 86 au Caire la ñu ñëw ajjuma la woon match ba ñu fa jëkk a joué au Caire joué contre Égypte mu nekkoon bésu ajjuma ñu gagné Égypte. xanaa loolu moo tax Sénégal Caire 86 siiw. Caire 86 siiw ñu mosuñu woon dem mondial ci suñu àdduna première fois bu ñu dem mondial c'était en 2002 match bu ñu jëkk a joué c'était en 31 mai c'était en vendredi. ñu gagné ci France. 17 ans demuñu woon final ñu dellu si final bi joué tey àjjuma misaal yooyu Fati àjjuma tey jamais 203 loolu la tubaab wax. pour dellu si nag ci exactement ci suñu match ak Algérie. soo gisee match suñu joué yëpp
ils ont été tranquilles dañu dérouler wane li ñu mun mais gëm naa ne tey ils seront pas comme ça am na lu ñu bàyyee xel forcément te am nañ ay arguments yoo xam ne loolu ñuy bàyyee xel ñun buñ ci sukkandikoo noo def ñu mun leen jiitu ci dara. ki ñuy woowee suñu ministre de la défense tey malheureusement du ci bokk moom it mu wane un parcours sans faute ni ñu koy waxee ci CAN bi Kalidou. du wàññi dara loolu tamit dama koy jël dugal ko fenn foo xam ne France ba ñuy gagné seen première coupe du monde en 1998 Laurent Blanc moo doon seen ministre de la défense dafa ñëw ba demi-finale am carton rouge génn ñëpp jaaxle France gagné Brésil en finale sans Laurent Blanc 3-0 ñi ànd bokk ci groupe de 23 loolu da nga koy sóoraale et loolu dafay nekk surmotivation ba nga xam ne ñenn ñi war a dugg pour Kalidou Koulibaly dañu war a li nga wax ku juum daanu mooy football 90 minutes la ku ci nekk boo joxee le maximum de toi lu Youssou Ndour wax na Aliou Cissé génnee li nekk ci ñëpp bu ñëpp génnee li ñu def dañuy représenter dignement le ministre de la défense bu ñu paree mu feetoog ñoom ndam li incha allah. yàlla bu yaakaar tas Assane Sène yaakaar boobu nag moo ne ci xolu Sénégal yi ak seen xar kanam Aïssatou Paye fii la bàyyeekoo Almadi wutali ville laata mu yegg nag centre ville jaar na Médina fekk fa ay gune daanaka foo xool rek sunu raaya réew mi ngay gis wala bokk ay couleuram muy vert jaune rouge Aïssatou Paye. Fati maa ngi lay nuyu comme ni nga ko gisee defe naa ne ñëpp xam nañ ko tey Sénégal moo xewle final Sénégal Algérie foofu la ca Caire gis ngeen nu dëkk bi mel bi ñu jógee Almadi ba fii ci Médina ci rue 7 bi dëkk bi yëpp vert jaune rouge on est aux couleurs du Sénégal ngeen gis ne dëkk bi commencé na xumba xale yi gëm nañ ko muy scooter yi ñiy dawal oto yi ñiy dawal taxi yi car rapide yi kenn desul ñëpp ngi sol seen maillot ngir rek supporter Sénégal te bu ñu jógee fii rue 7 ñu nga dem Sandaga xool nag ambiance bi naka la fa tëddee Fati maa ngi nii ak xale Médina yi ñoom ñu yore seen drapeau vert jaune rouge waa xale yi tey naka ngeen naka dundee match bi. waaw match bi Sénégal day mën a Sénégal day gañ 3-0 waaw yow nambe seen camp léegi Sénégal ñaata yow lay dóor 3 alors ku nekk si yéen da ngeen may jox pronostic bi ñaata la Sénégal nar a dóor. Sénégal waaw yow ñaata. tey moom Sénégal lay dóor 1-0. yow ñaata la Sénégal nar a dóor. 6-0 mais loolu bëri na de yow nag Sénégal ñaata la nar a dóor. Sénégal 4-0 lay dóor. lan ngeen di woyal tey équipe nationale way leen. allez 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 Sénégal. allez Sénégal. Sakanam sakanam Sénégal. allez 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 Sénégal. waa léegi way ngeen ba pare fan ngeen jëlee drapeau bi. yéen a ko defaral seen bopp ah. Rabasa Rabasa. Loboso. Rabasa Rabasa. Loboso. xalay Sénégal. Loboso. football lañu mën. Loboso. duut la yàlli la. Loboso. nangu sa ayse. Loboso. Rabasa Rabasa. Loboso. allez merci Fati gis nga ko fii sur rue 7 xale yi Médina yi ñoom seen bopp commencé nañu du ma ne jubilé waaye commencé nañu supporter seen dëkk te ku nekk nag joxe nga sa pronostic ñi ne 3-0 ñi ne 1-0 léegi daal ñi ngi xaar 19h pour xool verdict bi naka lay mujjee ñu dem Sandaga. ñu ngi nii di dem Sandaga. man nag faaw ma def nii génn parce que am na yoo xamante ne bu ma def nii du ma ko mun am donc nii lay def pour xool pour jéem a am jaaykat yi pour xool ñoom fu mu toll nii seen commerce ndax mi ngi dox bu baax a baax. sëñ bi noo tudd. man Touba Diagne laa tudd. waaw Touba tey da yow it yaa ngi supporté de. moo ko jar quoi ndax réew mi wootee moom lu ñu jàpp doon koy bàyyi ndax nit ki amul lu sa dëkk te dañuy ñaanal yàlla daal suñu Lions yi bis bii nii mu jig ñu. kon ni ko defoon France yàlla na ko defee Algérie tey ci àjjuma ji ñu gagné ko 2-0 bii di Sadio Mané bii di Mbaye Niang. amiin et est-ce que affaire yaa ngi jar yaa ngi yore sa ay drapeau sa ay affaire yu sew sewaan affaire yaa ngi jar wala déet. waaw ñu ngi ciy gis suñu bopp nag wax dëgg yàlla ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax ñu ñaan daal Lions yàlla defal leen ndam quoi lii da nga koy jaay ñu ngi ciy bëgg ñu ngi ciy am xaalis ñu ngi ciy kontaan nit ñi ngi koy jënd franchement Sénégalais yi moom sàppoo quoi. waaw léegi xam nga man lu ma bëgg nga abal ma benn mbiip ñu mbiip man ak yow naka dañ koy mbiibee noonu. naka il faut ma dindi. ma ko dindi ah maa ngi jéem.
ay Serigne Daara bi léegi ñu ngi ñaan vraiment ñu jouer match bi sans pression xam nga léegi nag ci 15 premières minutes yi moom nañ fait pour tout pour dugal ba pare Sadio Mané bu mu ñu fontoo bu mu raté occasion Mbaye Niang tamit na fait pour tout pour dugal Coupe d'Afrique yi moom suñ coupe la te mérité nañ vraiment cette Coupe d'Afrique là Sénégal sonn na yàgg dem compétir mais vraiment cette Coupe d'Afrique moom c'est l'occasion quoi à ne pas rater inchallah te inchallah dina baax waaw bu ñu raté occasion yi rek waaw Algérie de tous waaw nañu góorgóorlu xam nga def tout pour gagner cette Coupe d'Afrique inchallah waaw merci beaucoup. waaw léegi man kay Serigne Daara bi dafa am lu ma koy laaj yow tey lu tax solo vert jaune rouge comme sa doom yi. vert jaune rouge parce que non dara instant bi gisuma mayo yi quoi xam nga aw ma mayo loolu moo tax gisuma mayo bu ma soxla quoi mayo vrai original xam nga amul da ngay waaru instant bi loolu moo tax li ma quoi solo ma mayo instant bi nii parce que gisuma mayo bu ma soxla quoi loolu moo tax. jël bëggoon naa dox nga jël ma jël ah bi combien de temps après xale yi ni nga ko gisee de mbir yi nii la taajoo fii si biir ville bi man nag maa ngi lay tàggu maa ngi nii je prends le dernier vol pour Caire te instant bi xam nga ne yoon bi dafay xat moo tax ma jël scooter bàyyi oto yi tàggu naa leen à bientôt et je dis à tout le monde bon match. Aïssatou Paye mu ngoog na mu taajoo foofee neex nañu bu baax ñu lay ñaanal rek vol bu neex bu dal waaye yaakaar naa laata ngay egg Égypte ci kàttan yàlla di nga fekk jogante ba jeex foofee itam ca centre ville fa la ñuy fekk Alhassane Ba moom it Alhassane dugg na ci ruq yeeg ruqaan yi xool na jaaykat yi ak askan wi naka la ñu yendoo ci final bi. jërëjëf Fati jërëjëf mbokki téléspectateurs yu Télé Futurs Médias jour bi ñu doon xaar yegsi na final Sénégal Algérie CAN Égypte 2019 ñu ngi fii nag ci Sandaga ni nga ko waxee fii nga xam ne daanaka supporters yi pare nañu waajal nañ ko ñu ngi xaar jàpp confiance yéen a ngi gis ci gannaaw déjà drapeau yi nga xam ne installé nañ ko vuvuzela yaa ngi jolli gis ngeen gars yi ak drapeau yi comme ñoom pare nañu jàpp nañu confiance lu ñuy def rek Fati mooy fexe ba xool seen état d'esprit ñu wax ñu tuuti ñoom nan la ñuy waajalee final bi déjà ambiance bi door na xam naa ne nii lañ ko nar a jàppee nag ba 19h incha allah nga xam ne moom la ñuy xaar final bi door diggante Sénégal ak Algérie télévision Futurs Médias nag déployé ay équipe am yëpp biir Ndakaaru ak biir région yi itam ngir fexe ba dundal leen li nga xam ne mooy tàmbali avant final bi instant bi ñuy amal final bi itam wante itam bu final bi jeexee fas yéene leen ko dundal yéen téléspectateurs yi kon lu ñuy def rek mooy fexe ba jege ñi nga xam ne ñooy supporters yi xool recueillir seeni avis ci final bi ñuy xaar ñu ngi xaar nag Sénégal andi pour la première fois coupe bi fii nii mu doon première étoile ñu ngi koy xaarandi depuis des années booba léegi kon Faty Dieng lu ñuy def rek mooy fexe ba jege leen xool nga gis nga drapeau yi ni ñu ko installé déjà fii ci tout au long fii ci marché Sandaga ñu ngi xaar nag li nga xam ne mooy final bi door wante balaa boobu ambiance baa ngi nii lu ñuy def rek mooy recueillir seeni avis Faty Dieng alors sama gars yi pare ngeen ko loolu yàgg na doon pare ngeen ko pare nañ fi mu toll nii affaire bi door fay la yaa ma ne gars am na lu ñu defoon war nañ seen bopp door ñu tey bisu ndam la tey door fay la ñun tey dañuy wane ne ay gaynde la ñun. noo gisee score bi noo gisee match bi tey. score moo gisee dina métti dina seere trop mais si kàttan yàlla Sénégal moo yëgal ndam li Sénégal ndam nag tey day métti rek mais si kàttan yàlla ñun dañuy yëg ni comme ñun tey waaw sëñ bi benn kaddu rek wax ñu tey noo gisee match bi. day gagné la dox dem jëli ko la amul taxaw day amul lu ñuy xaar dañ koy indi incha allah maillot bi dafa war a am étoile bu jeexee rek jàll. mu nga kon Faty nee nañu maillot bi daa war a am étoile keneen beneen supporter a ngi nii loo gis. barki Serigne Bamba wax leen ne ñun dañ leen a yónni yàqamti leen dañoo sonn drapeau bi gisoo nii gisoo doomu aadama yi gars yi sonn nañ coupe bi lañ soxla te tey ndam rek barki Serigne Bamba. coupe bi lañu soxla wax ngeen ko score bi ñaata ngeen gis. dama la TFM ba TFM man la Lamine Socé Lamine Mané bu leen ci dama la bëgg a xamal affaire Algérie man ak moom damier la man ak Algérie damier la dama ko sexal mu ray dafa may sexal ma ray dama ko sexal mu ray dafa may sexal
gis nga ko sama gannaaw ambiance bi door na kon fii ci marché Sandaga kon supporters yi pare nañu sol nañu seeni maillot génn nañu drapeau yi ñu ngi xaar rek 19h jot kon sénégalais yi wala boog équipe nationale bu Sénégal wone jom fulla ak fayda wone ne ñoom ay gaynde lañu biir terrain bi andil ñu ndam li nga xam ne pour une première fois ñu ngi koy xaar booba léegi depuis des années. waaw comme ni ko sénégalais yëpp di dundee di ci am yaakaar bu baax comme ni ngeen gisee ñu daje tey ci marché bi ma doon jëndal xale yi seen jumtuwaay yu ñuy supporter aussi équipe nationale parce que dama yàgg di leen tàggat ci nation ci république di yàgg di leen defal ay drapeau di leen ko takkal tey nag muy bés boo xam ne ñëpp génnee nañu drapeau yi ndax lii rek mooy Sénégal lépp loo xam ne occasion la pour sénégalais yëpp retrouver wu sous le drapeau nekk benn askan un peuple un but une foi lu am solo la tey nag ñëpp dañ ko dundandool spontanément muy lu ñuy rafetlu di ñaan yàlla defal leen ndam def xale yi en Égypte def nañu li ñu war a def ba ñëw nañu final tey na sénégalais yëpp dajaloo ay quelques heures la ñu xam ne la nation sénégalaise est en fait tey loolu moo ñu soxal ñu ñaan defal leen ndam parce que lii itam dafa bokk ci li ñu bokk ndax xam ngeen ni temps yëpp ñu ngi yëngu ci aar li ñu bokk équipe nationale li ñu bokk la aussi en plus d'autres choses donc na si ñëpp jàpp rek yàlla defal ñu ndam ñu def ko ci jàmm nag su ko defee ñu mën a jubluwaat ci leneen. da ngay def fan zone bu ndaw sa kër. waaw fan zone bu ndaw mooy am ci kër gi ak koñ bi ak na ñëpp def fan zone nañu jox nag xale yi drapeau te nañ leen wax lu tax ñu jox leen drapeau bi bu ñu yem rek ci football bi du rek football bi occasion la pour ñu wane ni tey la nation moo xewle la république mooy li ñëpp bokk na ci ñëpp jàpp ñu fàtte pour quelque temps bépp divergence su jeexee nag ñu jubluwaat ci li nga xam ne ni loolu la ñu jub parce que Sénégal ñun ñoo ko moom ñun ñëpp ko bokk jërë ngeen jëf. kon mu ngi noonu Fati dégg nga ko mu ngi noonu vive le Sénégal kon bokk ndam rek wax na ko Cheikh Tidiane Dièye ñu gën ko xam ci wàllum politique mu nekk ki nga xam ne ku am li nga xam ne taxawaay la ci xeex yi nga xam ne ñu ngi koy amal fii jamono ju ne kon gis ngeen ambiance bi si fii ci marché Sandaga mu ngi noonu kon Fati Dieng beneen i ambiance itam mu ngi suñu gannaaw ñu dem rek xooli ko xool yi nga xam ne supporters yi ñu ngi koy amal jamono ji lépp jëm ci fête bi final Sénégal Égypte kon bokk Fati dañuy dem rek dox ndànk dem xooli ñi nga xam ne ñoo nekk fee di yëngu ñoom tamit di supporter waajal final bi 19h incha allah. kon gis ngeen ambiance bi fii nii ci marché Sandaga door na nii nag lan ko nar a jàppee ba ngoon incha allah 19h match Sénégal Algérie final CAN Égypte 2019 kon Faty Dieng antenne bangoog xam naa rek da ngay làmb keneen ndagam kon gars yi ñoom ñu ngi ci biir ñu ngi ci terrain bi fas yéene leen dundal li nga xam ne tey jii mooy avant match bi ak ni ko Sénégalais yi waajalee ci biir Ndakaaru ak biir territoire national bi kon Faty Dieng yaa ngoog antenne bangoog jërëjëf. Alassane jërëjëf xanaa rek booy ñëw nga àndaaleel ñu mayoo ndax ni ñu ko waxee rek fépp la ñu war a wane suñu raay réew Assane gis nga Aïssatou Paye gis nga Alhassane Ba gars yi li ñu wax génn nañ peinture nañ koñ yi génn nañ drapeau yi fuural nañ sabar nañ ñenn ñi sax wane laa yeneen dañ ko def affaire ASC génn nañ grosse artillerie et puis man dox naa ci dëkk bi rafet na lii vraiment football daal macha allah gàcce ngalaama dëkk bi neex na dëkk bi ànd nañ ñëpp bokk nañ benn objectif boo xam ne lu sain la lu rafet la li ci des mooy ñaan rek yàlla vraiment wis ci ndox mu sedd ba lii ñëpp mbébét ñëpp am ko yéene yàlla mottali ko ci jëmmi ñu tedd ñëpp ñi fi jaar. naa man tey itam source de motivation la ci sunu gaynde yi. forcément bu ñu gisee nataal yi parce que wër na àddina. voilà non déjà hormis nataal yi sax ñoom déjà am nañu source de motivation ñoom war nañu mun a bind seen histoire. ñoom et puis ñu ci yenn fànn yoo xam ne sax différemment ak collectivement ku mel ni Sadio Mané. fi mu nekk nii lépp tàllal na ko loxo pour ñëw ne ko kaay jël li nga xam ne sénégalais mosu ko xalaat benn africain moo ko mos am muy ballon d'or gagné final bi explosé final bi wane talent bi mu am yëpp loolu daf koy yokkal ay points yoo xam ne déjà fi mu jëmee Sénégal sori na mais daf koy dolli ba moom ci boppam day atteindre ay objectifs am dans le foot yeneen moromam yi aussi wane ci seen bopp et puis pour au moins enfin ñu ne bon 2002 fàtte nañ leen xale
2019 ñëw nañ ñoom tam bind nañ seen histoire àndoon ak koo xam ne 2002 la bokkoon nekk seen entraîneur ngeen bind histoire wu Sénégal loo xam ne xaajagu leen juddu Sénégal di ko wër et comme ni may waxee rek misaal yi di leer suñu problème ak Tunisie dafa yàgg première fois bi ñu participé ci CAN c'était en 1965 chez eux ñu def ñu lu kenn xamul ñu war a qualifier war a jouer ji finale bi ñoom à la limite ñu sàcc ñu andi ay algèbre yu kenn xamul ba génnee ñu ci ñoom contentieux boobu di ko wër ba lijjanti ko nii. Algérie bi nga wax en 90 on les a joué en demi-finale chez eux wan leen match bu metti ba benn moment ñoom si joueurs sax seen biir ñooy wax gars yi mais li ngeen di def xam leen ko bu ngeen ñu gagné ñun dañuy tër ñun ñëpp rey ñu. ñu dem ba jaaxal leen malgré ay joueurs yu ñu manqué woon parce que jamono yooyu football bi demawul nii da ngay joué tey dellu France joué ci sa club dellu siwaat ñoom ñaari élément clé yoo xam ne dañu dellu woon France dellu siwaatuñu ci match boobu te terul 2-1 la ñu gagné ak Bokandé boo xam ne dafa dem sax ba tànk bi metti donc ñoom tam ñoom contentieux boo xam ne dafa yàgg et ñu yàgg ñu sonal nag dans les compétitions de CAN tey jot na pour ñu lijjanti ko régler loolu définitivement régler ay extra yoo xam ne sax xam nga yaa ngi wax fii ci Sénégal ci biir gox-goxaan yi mais soo demee France Paris Marseille Sochaux Montbéliard Sénégal Algérie ba metti na metti boo xam ne il faut que ñooñu ñu xam ne dañuy régler ay problèmes yu bëri c'est tellement vrai là-bas que xaw ma ndax xam nga chaîne privée bi sport bi amoon droit wu CAN bi moom kenn moo ko amoon mais tellement final dafa am enjeu mu jël droit yi jox ko TF1 la chaîne publique nationale ne ko jox naa la droit yi wane ko en clair TF1 di ko jàllal ci TNC je fais pas de la pub mais c'est loolu yëpp doy na motivation pour ku jóg xam ne tey comme ni ma benn xale waxee final moom soxlawoo entraîneur soxlawoo consigne soxlawoo tactique da ngay dem dugg gagné ji ko et puis dem ñibbi. macha allah yàlla bu yaakaar tas ci sunu gayndey Sénégal yi Assane xanaa dañuy dellu rek ci mbeddi Ndakaar yi fekk fa itam sunu beneen naataango Alassane mi ngi koy wax tey rédaction bi dañ leen a jël tas leen. ci Ndakaaru ak li ko wër ñuy xool askan bi Cheikh Diop ak Pape Sangone Mbaye fu leen féete. maa ngi lay fay Fati ni nga ko waxee noonee la demee ñu nekk ci tali bi daal di xool ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di sénégalais yi naka la ñuy dundee li nga xam ne rek moom moo di jongante bi mag bi nar a dox ci diggante réew bu Sénégal ak itam réew bu Algérie nañ dox ci tali bi xool ñi nga xam ne ñoom ñoo yor pousse-pousse yi xool itam ñi nga xam ne ñoom ñoo yor saret yi bus yi carapit yi képp koo xamante ni rek da nga yor ndaamaar wala leneen lu ñu xeetoo rek nañ janoo ak yow daal di waxtaan ak yow ci rek ni nga xam ne noonee la match Sénégal bi nar a demee donc dañuy def rek lu dul dem xool ana kan la ñuy njëkk a dajale. sëñ bi noo def. maa ngi fi. nooy dundee li nga xam ne moom moo di match bi. xanaa dundee yaakaar rek ak confiance soobee yàlla moom li ñuy gagné soobee yàlla moom waaw. Sénégal ñaata nga bëgg mu dóor. non na dóor 3-0. ñu dem xooli ñeneen xool ni ñuy waajalee li nga xam ne moom moo di match bi. ça va bien. tey naka nga gisee li nga xam ne moom moo di match bi. match bi man lu ma ci gis mooy dañuy def 1-1 après ñu dem prolongation Sénégal 2-1. Sénégalais yi nga dégg kii naan 3-3 1-1 2-2 dañuy dem prolongation. tey ñu gis ne match bu mag bi day dox ci diggante Sénégal ak Algérie ban jàngat nga ciy def. waaw jàngat bi mooy ni ngeen nañu julli rek tisbaar ñaan ci yàlla may ñu ndam. ku ci nekk ak sa pronostic donc nañ dem xoolaat yeneen i usagers yeneen i clients wala bokk yeneen i sénégalais naka la ñuy dundee rek li nga xam ne moom moo di match bi ayca ñu dem. Fatick gis nga ne bu ñu wàccee si bus bi dañu ñëwaat ci li nga xam ne moom moo di car rapide bi tey naka ngay dundee li nga xam ne moom moo di match bi. waaw am mbégte rek am kontaante waaw fekkee final bi nga xamante ne wax dëgg neex sénégalais yàgg nañ ko xaar depuis 2002 ba tey dañ ko dund émission bi nii vraiment. naka nga gisee li nga xam ne moom moo di match bi ngoon. bon match bi nag ñoo ngi koy waaj ñoo ngi xaar suñu gaynde yi def comme ni ñu ko daan defee rek mais ñu beneen victoire parce que soxla nañ ko trop. ñu ñëwaat gis keneen koo xamante ni mi ngi yëngu ci li nga xam ne rek moom moo di tali bi mu di borom pousse-pousse. match bi ni ma gisee instant yi moom victoire rek lañ gis. képp kuy yëngu ci wàllu tali bi la ñu wax duñu bàyyi ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di taximan yi ñu ñëw fii fekkaat fi beneen taximan sëñ bi noo def. oui maa ngi ñu ngi lay nuyu. maa leen di fay. ñuy wax ci final bu mag bi nga xam ne moom la Sénégal war a amal tey naka nga ko gisee. waaw final bi ñu ngi siy kontaan bu baax tamit di ñaanal suñu gaynde yi
yàlla may leen ndam. foofee la ñuy rek daal di ndar képp liñ rek lañ leen indiloon mbokku téléspectateurs yi Fati ma delloo la antenne bi dégg nga li nga xam ne rek ñoom la sénégalais yi wax ku ci nekk ci ñoom yaa ngi ñaan ngir rek ndam daal di am ci jongante bu mag bi nga xam ne rek moom la Sénégal nam amal maay la nga wëyal ak mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan jamono yi. Cheikh Diop mu ngoog lang nga ci car rapide yi dugg ci bus yi yéeg charrette loolu yëpp rek ngir bégal téléspectateurs yu télévision Futurs Médias ci CAN bi ni ko Assane Sène waxee tey xol yëpp booloo kaddu yi doon benn Sénégal na am ndam ku ne nag ak sa pronostic gune yi ñoom dem nañ ba 4-0 macha allah yal na yàlla nangu ñaan yëpp ñu dugg rek xanaa ci taxi Cheikh boobu dem ca banlieue bu Ndakaaru ndax xam nañ ne tey dëkk bi xaw na féex fekki fa Salif Sow Salif ndaka la banlieue bu Ndakaaru di waajalee finalu CAN bi dox diggante Sénégal ak Algérie ca Caire 2019. Sénégal Algérie ñu ngi buntu Pikine ay waxtoo des ngir match bi démarré boo duggee ci dëkk bi fépp ñu ngi koy décoré couleur réew mi vert jaune ak rouge lu ne gaañ ñu ngi koy def supporters yi ñiy génne asiko yi di tëgg ku nekk ak ni nga xamante ni noonu ngay gunge li nga xamante ni mooy équipe nationale bu Sénégal bi lee jamono ji nag la ñu seetlu ci dëkk bi mooy que ne may ñu ngi jar bu baax a baax njëg yi it gis nañ ne yokku na te gaañ yi ñu ngi koy xëccoo ku nekk maanaam di wane ne Sénégal rek moo fi nekk coupe bi rek la ñuy laaj. waaw tey jii ñu ngi fi buntu Pikine quoi. magasin yu mag ñoom ñoo yokk bagage yi quoi ba ñun mënuñu koo laal non comme ça bu ñu doon jaayee douzaine 1000 francs boo demee ñun la 2700 ba 3000 mais ba tax li nga si mën a am du bari quoi waaw ñun tamit moo tax affaire bi fële la quoi mais du si ñun. sport daal gars yi man ni ma ko gisee daal ñun gaynde yi leen di wooye ñu dëggal seen bopp tey waaw xam ne moom tey moom mooy laas mooy sànni tàcc bi. tey góor ñi laay maquillé tey du moom tey moom ñëpp la. xanaa pare suñu bis bi rek. final bi moo ko laaj. xaar bee ko laaj dañuy dem ba jeex. xaar tey ndam rek. billaay ndam rek yal na yàlla defal ndam. waaw gis nga nara jëli coupe bi rek ñëw yëngal ba mu yëngu yaa bëgg a xam tey Sénégal dañ ko war a wàccee ba waaw 0 rek lépp la ñuy joxe dem ba jeex xëtër xol lépp taxawaay bi gars yi wane nañ instant bi Aliou Cissé prouvé na lépp gañ rek ndam rek. bu métti am yaakaar moo xamante ne macha allah yàlla bu yàlla tas yaakaar quoi yàlla bu yàlla tas yaakaar nii daal lañ xëy def waaw fas yéene waaw ndànk rek dallu xam nga demee gëm yàlla rek tey ànd ak dal rek incha allah rek. waaw macha allah tey moom macha allah kontaan rek ñu dóor dañu dóor 2-0 incha allah. ñun ñu ngi koy waaj nag. ñu ngi koy waaj mayo yaa ngi ñëw bandooy lépp ñu ngi koy waaj macha allah day fanaan Sénégal. allez les lions du Sénégal gaañu fii nee nañu gaynde du dundee mbuub fenek lay dundee. Salif Sow gaynde yàlla nay dundee fenek te bàyyi mbuum ak ndawal mu ngoog Salif Sow bu nu jógee banlieue bu Ndakaaru rek dañuy dem université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru xam ngeen ne foofu itam bi CAN bi tàmbalee ba léegi fan zone bu mag moo fa am sunu ndongo yi di étudiants yi di seetaan CAN bi dugg ci lool soobu ci ba ci bopp ak baat Maymouna Ndiaye. nag Fati comme ni nga ko waxee ñu ngi fii ci daara ju kaw ji université Cheikh Anta Diop de Dakar boo xoolee nag gis nga décor bi lépp vert jaune rouge la tey daal Sénégal moo aye dafa mel ni daal kenn desul xaaral ñu doxantu tuuti xool gars yi nan lañ jëlee match bi. yow dafa mel ni yaa ngi ci biir soxna si. waa maa ngi si biir kontaan. supporter rek tey moom dañuy supporter sunu victoire ndam li moom daa ñëw ba pare dañuy confirmer rek mais ndam li moom ñëw na di ñaanal ñëpp jàmm Sénégal dëkk teraanga la zéro stress macha allah ok waaw def ko sama grand mbubu bu baax muy ni ok si bu muy moom gis nga ndam day ñëw coupe bi incha allah 19 ñun la ñun ñoo aay ñun sénégalais 19 ñun la. dina neex incha allah quoi ñu jàppale suñu lions yi ñaan fasaale quoi parce que loolu moo ñu mën yóbbu quoi. xam nga gis nañ fi ñu jaar yëpp quoi jaar nañ ak Algérie ñu dóor ñu mais yàlla def ñu yëkkatiw suñu bopp xam nga nekk ci dara moo tax ñaan rek moo am solo. bi ñu jógee pavillon B nag doxantu nañu tuuti ñëw fii ci kuddu tamit ñoom gis nga ko kenn demul ñu des dafa mel ni ñoom it ay 12e gaynde lañu. quoi ñu gëm suñu bopp tamit quoi xam ni solidarité rek moom moo am solo quoi. waaw sama xel dal na parce que julli naa tey bi ma yeewoo ñaan naa samay borom quoi. xam nga fii université bi ay jeunes ñoo fi nekk lu mel ni bu amee. duñ mën a des ginnaaw moo tax ñu teel a jël suñuy matuwaay pour fexe ba ñoom ñu nekk ci biir coupe bi et commencé nañ ko depuis démb boo seetloo ñoom dañoo veillé démb def concert ak Omar Pène ak ñoom Ngaaka Blindé xëy suba enchaîné. dama seetaan
conférence de presse ñaari entraîneurs yi ma gis ne que le confiance bi mu amoon bu Algérie bi ci match bu njëkk bi amu ko ci bii bële da doon kaf di ree di ñu tooñ di wax suñu classement ak yooyu mais bii journaliste algérien yi ci boppam ak sénégalais bi ñu ko laajee ndax xalaat na Sénégal gagné ko daf ko nangu or ñun suñu entraîneur nanguwul loolu suñu entraîneur décontracté reetaat suñu joueur également wax na dañ leen di gagné ki ci gën a xarañ Sadio Mané ne on va les battre loolu moom lañ tuddee sentiment d'auto efficacité ci psychologie moo ñun dute wuñ benn yoon suñuy moyen. gannaaw kudd nag ñu ngi fii ci fan zone bi nga xam ne moo gën a mag fii ci université bu Ndakaaru gis nga gars yi installé wu nañu xaat ñi ngi toog am na ñoo xam ne sax dañoo jàpp place ñi kii xeer la teg moom mi ngi jàpp place kii mi ngi jàpp fëyam kii teg na revue moom kii moom bëggul ñu jël place am. instant bi jàpp naa place ba pare di xaar Sénégal door Algérie quoi mais on doit gagner 2-1 oui match bi du yomb mais ñun ñoo jël coupe bi ren. di ñaan yàlla def ci jàmm rek ñu am coupe bi pour la première fois de notre vie yàgg nañ koy xaar quoi yàlla suturaal ñu ci rek ñu am victoire quoi pour la première fois. waaw gis nga de man moom maa ngi préparé final bi nii quoi tey xam naa ne Sénégal yëpp tey nii lañ koy préparé di ñaan gars yi rek plus de détermination final bi moom loolu la da ngay gën a bëgg rek soo gënee bëgg match bi rek da nga koy gagné incha allah ñu ñaan yàlla nag incha allah ñu gagné ko quoi incha allah ndam bi ñëwaat Sénégal gën a bëgg rek loolu rek parce que ñoom soo xoolee seen match yëpp noonu rek la ñuy fubalee dañuy gën a bëgg match yi rek gagné ko. code bi mooy ay bool rek ngay jël tëgg indi ambiance ñoom nag ñi ngi xaar am nañ confiance ñu xool nag Sénégal fan lay mujjee ñu leen di ñaanal ñoom Lions yi ñu génn ci jàmm gagné Algérie. Maimouna Ndiaye Université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru tàmbali nañu jàpp place xaat doj sax wala feuille ba noppi itam code bi dégg ngeen ko kon talmatkat yi mën nañoo dem jël seeni bool code baa ngi noonu bool la gis nañ ko Assane Sène dégg nga borom xam-xam bi di mu wax ci biir gëstu bi Maimouna def fële ne ñoom Algérie déjà nangu nañu li di defet te Sénégal nangoo kon ñoom def nañ ci seen bopp li nga doon wax rek bàyyi xel gi mooy dellu si waat ba tey. ñëppay kenn doful ñëppay jàngat même ma di jàngat na unanimement bon xëy na ñoom wax nañ ko andi nañ keroog excès d'engagement. ni ma la koy wax encore un bon arbitre fekkoon VAR ñëw algérien du ñu sax terminé à 11 c'est clair. mais loolu tam comme ñun yee nañu xam nañ ñoom fi mu nekk nii xam nañ ne mënatuñ ñu bett. parce que boobu bett nañu. et li ma lay wax du jaas am na lu ñu bàyyee xel. am na lu ñu fu ñuy xaar am na lu ñu xaw a ragale. et loolu comme je dis buñ ci sukkandikoo normalement war nañ leen poser énormément de problèmes. bon football tam nag dafa doy waar victoire kenn mënu ko décréter. claquer des doigts ne damay jël victoire. amul mais soo defee li nga war a def yëpp. préparer parce qu'un match se joue avant. pendant et à l'intérieur de la surface du terrain. Donc Sénégal lépp lu ñu war a def avant def nañ ko on touche du bois à part peut-être coup dur bu ñu dal et loolu bokk na ci football. ñoom ils ont perdu un bon arrière qui est blessé qui est parti. ki ko remplacé kooku gisuma ko mais tey fit baa ngay tëgg ay sabar xam na ne défense ci Sadio Mané loolu kenn mënu ko loolu bu ko Sadio xamee. appuyer ci loolu bés fi muy méttee. forcément Fati xaw ma nu muy mujjee mais dinañ leen jaaxal et on pourra leur poser beaucoup de problèmes et à l'issue comme je dis nag bu ci yàlla àndee au bout ndam mun na ci bokk. Assane ñu delluwaat rek ci goxaan yi dem ca xaar yàlla nag bu ko tudd Cheikhou Kouyaté moom gis nañu CAN bi mu def moom sunu capitaine Diarratou Fall yaa nga foofee ca xaar yàlla jege ñaale yaa ngay supporter askan wi ñëpp xol yi ak xel yi ma nga fële ca Caire.
waaw Fati comme ni nga ko waxee rek ñoo ngi fi nga xam ni mooy xaar yàlla fi nga xam ni fi la Cheikhou Kouyaté di capitaine Lions yi dëkk daanaka fii moom lépp yemm na foo dugg couleur nationale moo lay teetu vert jaune bi ak rouge bi dara manqué wu fi supporters yi ñoo ngi génn nànk di ñëw ñoom daal nee nañu pare nañu tey daal dëkk bi foo dugg ambiance rawatina fi nga xam ne mooy xaar yàlla ñëpp di xaar ki nga xam ne mooy seen ñoom ñëpp di xaar seen doom bi di Cheikhou Kouyaté tey mu nar a bokk ci 11 bi nar a joué ci final bi nga xam ne moo dox si diggante Sénégal ak Algérie daanaka fii lépp yemm na xaar dañuy dugg ñu xool supporters yi laaj leen seen avis ak seen xalaat ci li nga xam ne mooy match bi ak seen doom bi nar a joué di Cheikhou Kouyaté. waa ndam rek amul leneen quoi comme yegg si nañ ba fii ñu ñaan suñu borom defal ñu ndam li sedd guy ñu dóor Algérie xam nga indi ndam li Sénégal fii Cheikhou Kouyaté indi coupe bi xaar yàlla ñu zibilé ñun ñëpp incha allah ñëpp a ngi ci ginnaawam quoi moom la ñu am moom la ñu ndamoo donc loolu lañ koy yebee quoi donc mu jouer sans pression donc ñëw xam nga accompagner gars yi xam nga nekk capitaine. di ñaanal sama gars yi ñu am tey ndam lu sedd guy wax dëgg yàlla ndam loo xam si day sedd guy sans am coow sans benn problème. ba France man maa ko fekk ba ko Mohamed ku fekk ku teg Cheikhou Kouyaté la nga mag tatasa Cheikhou Kouyaté yal na ko yàlla may ndam sama kàttanu yàlla. final moom gis nga fi leen du ndam rek ay si gisam soobee yàlla suñu joueur kañ wóolu nañ leen bu baax a baax ñu ngi leen à chaque fois ñu koy def wax mu fas jom rek diriger joueur yi doon capitaine bi mu doon nag fu laal ko waneen doomu xare yàlla la amul daw amul ragal fii ragal doo ko fi. waaw ba léegi ci xaar yàlla fii nag daanaka koñ boo tourné VAR bi moo fi lëmbe gars yi ñoo ngi teg ay bën a teg télé bi ci kaw wane VAR bi ñoom nag nee nañ dañu am signification boo xam ne spécial pour VAR bi xanaa ñu dem rek laaj leen lan la VAR bi di signifier fii si ñoom. waa sëñ bi VAR bi tey foo tourné gis ko fii si xaar yàlla VAR bi la lay signifier VAR bi kan moo expliqué fii nii VAR bi lu muy signifier. non da ngay tourné xoolal kaay ko waaye lii na xaar waaw VAR bi fu ñu tourné ci xaar yàlla gis ko fii tey ñu laaj leen VAR bi lan lay signifier si yéen. VAR bi maa ngi sant ñëpp d'abord yéen ñi waa TFM di ñaanal ñëpp quoi VAR bi li muy signifier nag ñun ñoo créé VAR te ñun kese ñoo xam instant bi ñu signifier instant bi kon yëpp ñu ngi def VAR boo demee Sicap gars yi ngi VAR boo demee Jëppal ñëpp a ngi VAR mais tey signification VAR bi xaama jox la ko vaincre Algérie au retour Algérie daf ñoo gagné aller dañ koy gagné retour loolu moo signifié VAR bi mais gars yi ñu nekk ñuy wax ku nekk muy bind VAR xamoo ko ñun ñi ñoo ko créé ñun ñoo la mën a wax lu mu doon ndam rek ñun gëmuñu dara lu ndam ba fin temps c'est la fête quoi la fête continue waaw ñun 1-0 à la 85e minute match bi tas capitaine centre mu toogande match bi tas. waaw maa ngi nii di xëy di liggéey waaye sama xel ak sama xol lépp a ngi fi bugguma sax dem ndax koñ bi dafa neex macha allah ñun ñoo fi créé lii ñëpp roy ci ñun. macha allah suñu star yi nekk fi suñu xale yu góoru koñ bi nga xam ne boobu ba tey nelawuñ démb rek fii lañ fanaan boobu ba tey nelawuñ macha allah. 2-0 rek wala 1-0 rek ñu ñaan yàlla suñu capitaine dugal ko Cheikhou Kouyaté incha allah ndam rek. waaw comme ni ngeen ko gisee fii daanaka xaar yàlla lépp yemm na lépp pare na xam naa ni 19h rek la ñuy xaar ñoom tamit ñu seetaan match bi nar a jubilé tey su guddi ñuy xaar 19h ñoom tamit ñuy ñaanal gaynde yàlla ñu ci am ndam. jaajëf Fall yow tamit takku nga ba dëgër macha allah di supporter sunu gaynde yi yore sa micro ñu leen di sant di leen gërëm sunu reporter yu nu yebaloon ci Ndakaaru ak li ko wër am na ñeneen itam ñu ne ci terrain bi tey journée bi yëpp noonu lay demee ñu dugg nag doon naa leen ko wax ci biir xibaar yi ne leen yamuñu rek Ndakaaru ak li ko wër dañu leen di tàmbalee Ndakaaru jëm Keer foofu jaar rek yaa ngi gis sunu couleuru raay réew mi ci biir réew mi itam ña ngay supporter foofee ca
diwaanu Thiès itam boo demee ca mbedd ya dana ko xàll ba noppi def raaye réew mi mu mel ne sax ñi nga xam ne ñoom ñooy njaboot geek takk der ñëpp ci fas yéene dugal seen loxo. Cheikh Anta Diop ana foo féete. quotidien ñi ngi fii ci Diamaguène camp Gémi Tropical di waajal nag final bu mag bi fas yéene am ci diggante Algérie ak Sénégal tey jii nag booy xool ci diwaanu Thiès daanaka foo tourné fu mel ni Xëlga fu mel ni cité Senghor cité Lamy ak fi nga xamante ne moom mooy Diamaguène ak promenade des Thiessois fii ci Diamaguène nag particularité bi ci buntu camp Gémi bi tey jii li nga xamante ne moom mooy fan zone bi fi ba war a def ñi nga xam ne ñoom ñooy Gémi yi ak seen i njaboot ak waa koñ bi ñoom ñoo ko fas yéene def. bon ñuy waajal fan zone boo xam ne que ne bon d'habitude dañ doon toog ci biir kër yi di seetaan match Sénégal yi mais cette fois-ci ñu ne nañ ko génne gars yi ñëw waa Diamaguène ñëw R100 suñu dëkkandoo yi ñëw camp bi génn pour Gémi yi jabaru Gémi yi seen doom yi seen jarbaat ñëpp génn ñu bëgge fii daal comme Sénégal moo aaye ñu ne nañ génn def fête. yal nañu yàlla may victoire ndax ñun amuñu dara lu dul sénégalais la ñu am Sénégal la ñu am waaw yal nañu yàlla jox ndam bu ñu mën a fierté bu baax a baax. final bi dañ ko jàpp ak xol dañ ko jàpp ak sunu xel jàpp ko ak sunu xol parce que dañu bëgg coupe bi vraiment ñëw Sénégal enfin. ñi ngi fii ci downtown Thiès muy cité Lamy nekk dans la commune de Thiès Est ñu décider def fi fan zone bégal mais du pour cité Lamy kese pour quartier Thiès yëpp. y aura des artistes ñu invité nag ñëpp c'est-à-dire Thiessois yëpp foo bokk ci politique amul sens tey moom kii politique ki gën a ñàkk chance mooy ki defee ni tey bisu politique la dafa réer dama wax ni ci télé laay waxee boole woon nañ ma ci liste bi war a dem Caire man maa ñaan demandé ñu may ma ñëw fii indi lii feete ko ak waa koñ bi ñuy ñaan yàlla mu may ñun. waaw kay Cheikh Anta Diop mu ngoog sunu raaya réew def nañ koy grand mbubb xotti nañ ko itam ay taybaas kenn ku ne rek ak la la jàpp ñëpp nag di supporter sunu gaynde yi dañuy jóge Thiès ngeen baal ma wéy ba Ndar Géej fekki fa Ousseynou Diop foofee place Faidherbe moom daanaka lépp yemb na Ousseynou mu mel ni doomu Ndar yi ni ko askanu Sénégal yëpp yaakaare dañu tey da leen a biir wala boog ci kàttanu yàlla dañoo gëm ne Sénégal dina jël coupe bi indi ko fii. ni nga ko waxee noonu la Algérie Sénégal ci kanam la fii ci place Faidherbe ba nag ku nekk xam na ni moom la ñu duppee la place mythique ay junni doomu aadama ñoo fiy daje ci match bi nga xamante ni tey mooy final bi ci diggante Sénégal ak Algérie gis nga nekk sama ginnaaw ngeen gis ñi nga xamante ni ñooy waa sapeur ñoom sax dañuy arrosé bërëb bi ngir nag ñi nga xamante ni ñooy supporters yi bu ñu ñëwee du am benn jafe-jafe am na benn supporter bu nekk nii sax ma jël ko moom sëñ bi gis nañ la yéen a ngi seen ay drapeau yéen a ngi préparé match bi. parce que nous sommes des Sénégalais yàlla bu yaakaar tas yàlla bu yaakaar tas yàlla nañu yàlla defal ndam may ñu ndam di sedd guy ba nga xam ne mag ñi fi nekk coupe bi mag ñi lañ ko war a jox man coupe bi mag ñi laa ko yéene mag ñi laa yéene coupe bi yal na yàlla dool jàmm. keneen a ngi nii ma jël ko sëñ bi tur bi nan la. waaw man Abdou Dité Meng Ousseynou tey jii man heure bi dafa ma war a nekk def fekk Égypte waaye yàlla dafa def ni man dewuma Égypte Ndar laay toog tey ñu war a supporter Ismaïla Sarr doomu Ndar bi kon tamit tey jii Ndar ñu ñëpp génn 19h fii place Faidherbe ñëpp gi ñëw seetaan final équipe coupe d'Afrique bi Sénégal ak Algérie Sénégal 2-0. jërëjëf ay keneen a ngi nii ak beneen supporter tamit waaye tamit moom it ñëw ci lu jëm ci bis bi tey da ngeen amal fan zone fii pour jàppale doomu Ndar yi. xam nga c'est la première capitale te aussi dëkku football la donc loolu moo tax tey jii vraiment ñu organiser fan zone commune bu Saint-Louis ak ay partenaires am organiser ko pour permettre population yi pour permettre la jeunesse saint-louisienne ñu dund en communion nekkandoo ensemble seetaanandoo match bi supportandoo suñu ay Lions te ñaan yàlla may ñu ndam vraiment ba coupe bi mu ñëw Sénégal. waaw vraiment on est très confiant si suñu équipe bi macha allah xanaa di ñaan yàlla rek yàlla may ñu ndam. lu ñu xaar lu yàgg la quoi en fait tey yàlla indi ko donc dañuy ñaan yàlla ñu football si jàmm yàlla may ñu ndam ñu jël ko di ñaan aussi Sadio Mané mu def exploit jël coupe d'Afrique comme ça mu yokk ko tam si ballon d'or bi quoi. oui merci beaucoup TFM ah. alors mi ngi noonu ni ngeen ko gisee nii la place Faidherbe ba tey ñi nga xamante ñooy doomu Ndar yi fii la ñu nar a daje ci fan zone bi nga xamante moo la ñu amal ngir nag support seen équipe nationale muy jël coupe bi nag ci kanamu Algérie ñu ñaan nag Sénégal ren jile nag mu jël coupe bi.
Ousseynou Diop ca Ndar suñu raay réew yëkkatiku na ca kaw foofee itam ca bët saalum réew ma noonee la fa amee ndax ci diwaanu Sédhiou lamp yaak garab yaak lépp loo xool rek sunu raay réew daanaka ngay gis ay couleur am askan wi na nag bañuñu ca dara la ñu bëgg rek mooy fexe ba ndam li ñëw fii Bakary Konté ndax waa Sédhiou. Sédhiou nag desul ginnaaw partout ci commune bi foo mënta dem nag gis ngeen potolamp yi vert jaune rouge lañ ko coloré fépp foo xamante ne dem nga fa ci commune bi loolu la ñuy gis nañu aussi jakartamaan yi yor seen i jakarta daal fay def couleur nationale ay drapeau vert jaune rouge ñu mel ni supporters yi yoo xamante ne ñoom depuis quart de finale bi ci la ñuy daal di ñaw lii gis ngeen ba ci kawaas yi ba ci jakarta bi couleur vert jaune rouge la loolu yëpp am yaakaar ci équipe nationale accompagner suñu gaynde yi pour nag daal di indi ndam fii ci diwaanu Sénégal ba tax na ñëpp ñoo xamante ne dañ leen interroger seen xalaat mooy jàppale équipe nationale ñu bokk xol yi yëpp nekk benn pour nag ndam ñëw fii ci diwaanu Sénégal nañu déglu sénégalais yi. boo gisee ma jug nii rek bëgg a dem marché sol t-shirt bi damaa am yaakaar ci sénégalais yi damaa xam ne dinañ gagné te gëm naa leen tamit loolu moo tax ma sol t-shirt bi daal. dans ma pensée Sénégal dina gagné 2-0 ndam bi moom dina ñëw incha allah bu soobee bu neexee suñu borom. di wax suñu lions yi nag ñoo ngi seen i ginnaaw waaw ñoo ngi seen i ginnaaw tey ñoo ngi seen i ginnaaw ëllëg quoi que soit on accepte et on gère avec eux mais lu ñu ñaan yàlla mooy ndam waaw ndam xaar nañ ko te am nañ yaakaar te dinañ am ndam incha allahu rabbi. Donc ci loolu vraiment tous les Sénégalais sont là derrière eux les Sénégalais de la diaspora partout boo xoolee vert jaune rouge même certains pays qui sont pas avec nous même ñi nga xam ne ñun ñoo leen door aujourd'hui sont en train de nous supporter yéen a ngi gis décoration yëpp donc les présidents d'ASC ñëpp manifesté nañu biir Sédhiou képp nga xam ne yaa ngi ci sport ak culture vraiment ñëpp yëngatu nañu même dans les mosquées gis nañu kilifa yi di wàcce alxuraan di ñaanal suñu lions yi. maa ngi am yaakaar bu baax. parce que gis naa ne joueurs yi am na engagement conditions yi réunir nañu te gaynde moom boo ko xasee ba gaañ ko rek te deewul rek xam naa ne bu ñëwaatee moom musiba la day gën a garaaw donc je sais que détermination bu ma gis ak solidarité bu ma gis aussi ci responsable yi muy fédération muy ministère bi n'est-ce pas ba si encadrement technique. ba si supporters yi ba si nit ñi sax xam ne am na divergence peut-être politique mais da ngay xam ne ñëpp am nay benn yéene et puis loolu en tant que jude je crois que loolu lu am solo la. affaire bi confiance la te ci biir xool bi la am quoi parce que moi je suis très fier ndax lii c'est la première fois kon àdduna fi loo gis rek am na loo ko waral. waaw je suis sûr et certain ndax ndam bi moom ñoo ko moom. waaw incha allah coupe bi moom kese la ñu bëgg. ñoom ñëpp ñu ngi am yaakaar ne ndam mi dina ñëw fii ci diwaanu Sénégal ñëpp ñu ngi am yaakaar pour la première fois dinañ gagné kan bi donc Sédhiou ñu ngi dundee yaakaar di ñaan di pousse gaynde pour nag ndam mun a ñëw fii ci diwaanu Sénégal. Bakary Konté noonu ñu ko gëmee Sédhiou itam lañ ko gëmee ca diwaanu Ziguinchor ba tey ci bët Saalum réew mi foofee ñëpp am yaakaar ci sunu gaynde yi Boubacar Diassi moo leen laaj ñu indi ci ay tontu ñu teewlu leen. waaw match bi ñu ngi koy préparé comme match yi Sénégal doon football yëpp dañ ciy demee ak optimisme am yaakaar ne wax dëgg yàlla ni mu doon demee rek lay demee waat maanaam da Sénégal day jël ndam li fi ñu ko wéer mooy naan Algérie c'est vrai que du équipe bu ñuy réussir en match officiel ndax gagné guñ ko te li ñuy wane ci match de poule deuxième journée poule C bi wane nañu ba tey moom fi mu newoon mi ngi fa mais nag yaakaar naa ne bañ jógee ci défaite boobu lañ def jàngat lu bëri ci li nga xam ne moom lañ war a doon moo war a doon suñu taxawaay pour reste parcours bi te li gën a dalal suñu xel mooy joueurs yi bi ñu jógee ci match bi ak entraîneur bi wane wuñu benn njaaxare wala tiitaange buy wane ne am nañu ay jafe-jafe ci Coupe d'Afrique bi rax ci dolli depuis défaite boobu équipe bi dañuy remarqué ne dafay gën a monter en puissance comme ni ko tubaab di waxee donc li ñu wane ci parcours bi ba yegg si fii moo tax rek suñu xel dal ñu yaakaar ne Sénégal wax dëgg yàlla donte Algérie ku jafee footballal la ndaxte wax dëgg yàlla bokk na si meilleure attaque Coupe d'Afrique bi ndax dugal nañ 12 bi mais nag lu mu bon ñun am nañ défense boo xam ne li muy jël ci bit bariwul benn bit rek lañ encaissé gum te yaakaar nañ défense bi ni mu taxawee ni donte Koulibaly neewu fa sax moo xam ne koo xam ne kii ku ñu amoon yaakaar ci moom la mais yaakaar nañ ne Aliou tànnul ñaar fukk ak ñetti joueurs yoo xam ne dañoo yaafus donc ku ci nekk war nga mën a def li nga xam ne li sant nañ ko même Pape Abdou Cissé mi nga xam ne footballagul sax suñ ko dugalee comme ni Aimé Jacquet defoon ak Franck
Leboeuf ci final coupe du monde mu jël place Laurent Blanc te amul woon sax benn match man gëm naa ne même pas Abdou Cissé bu ñu ko dugalee dina def match bi mu war a def pour Sénégal jël ndam li. maa ngi ñaan pour ñu ñëpp pour ñu win ko ñu mën a kontaan daal parce que suñu réew la daal waaw Sénégal ñooy gagné kay. déedéet ragal ma dara déedéet yàlla baax na waaw merci. match Sénégal bi moom Sénégal day dóor waaw incha allah Sénégal day dóor 2-0 waaw coupe ndam bi moom day ñëw fii ndam bi moom ren ji moom bi incha allah kattan borom day ñëw. suñu xalaat moom man gis naa ne ndam day ñëw moom ndam Sénégal da koy indi te man gis naa ne buy ñëw si Gana Gueye lay jaar gis naa loolu si loxoy Gana Gueye ndax mi ngi wane boppam carrément ñëpp a ngi wane boppam waaye chance bi daal si moom la nekk gis naa loolu bu baax ñu ne jaar foofu te man gis naa 2-0 dina baax daal man gis naa Koulibaly ñëw ak ñàkk ñëw ndam day ñëw. aywa ñu dem Saloum itam foofee ca marché central daanaka foo xool rek sunu couleuru raay bi ngay gis mu mel ni fépp itam askan wi dañoo bég lool ca Saloum dañ fay fekki Ibrahima Diame ak Fally Gueye. Wari Caniveau de Gaulle dugg nañ déjà ci biir finale Coupe d'Afrique des Nations ay drapeau ak ay banderole couleur drapeau national ñu takk leen fu ne ci kaw cantine yi commerçant yi de kon nekk ci bërëb bi di wane seeni bopp. fii nag mooy Caniveau de Gaulle rii bi yow fii mooy rii Caniveau de Gaulle ñun dañoo kontaan te depuis kan bi commencé ba léegi ñu ngi ci mosu ñoo bàyyi xëy na dañoo jege final am yaakaar moo tax tey ñu décorer ko mu nekk un décor très beau pour nit ñi gis ko. ñun dañoo pare xoolal ñun ñooy nekk 12e gaynde fi ñu toll nii li ma la xamal daal mooy Lions yi malgré ñoom ñu ngi fële def la ñu war a def mais ñun tamit Caniveau ñu ngi fii di def li ñu war a def mais duñ dem mës a des fenn ñëpp a si jàpp gauche ak droite ñëpp a si jàpp. mbedd yi xumb lool maillot Sénégal ñu wekk ko fu ne supporters yi mel ni nag ñoo ngi ci biir Égypte. waaw macha allah ñu koy waajal bu baax a baax ndax ñun ay Sénégalais lañ te dañoo yéene suñu Lions yi am ndam boo xoolee tey riz bi drapeau yi nga xam ne macha allah xaalis génn na. fii nag confiance bu mat sëkk la ñu àndal ñu ne amul ragal amul lenn lu ñuy tiit ndax ndam rek. espoir bu ngand bu rëy yaakaar ne aussi dañuy dem final mais bu ñu demee aussi dañ koy remporter à la manière. te lépp rek ndam lañ bëgg di ñaan nag Lions yi ñëpp jàppale ñaan leen ñu am ndam. fii maay seen yaay xale yi fii maay seen yaay ñoo ngi ñaan nag équipe bi gagné ndax ñi sonn nañ torop sonn nañ torop bu équipe nationale de football duñu liggéey duñu def dara. ñii ay tailleur lañu ñii marchand ambulant ñii jaaykatu beñe ñii di jaay matériel électronique ñoom ñëpp joxante loxo ngir gunge équipe nationale. alors Ibrahima Diame ñu sant la gërëm la jóge Saloum ñëw nag wax ci coupe bi ci boppam ak itam solo si mu am réew yi ko jot a yëkkateegu Mame Birame Diouf ci ay leeral. Coupe d'Afrique des Nations di am ak léegi nag lu toll ci ñett trophée ñu ràññee ko ci amoon trophée original ñu defaree ko woon bronze te sax ñu ko doon tuddee trophée Abdelaziz Abdallah Salem doon égyptien waaye it njiitu CAF gu njëkk bi ci tegu. doon ab trophée goo xam ne nag ñu ngi ko doon dugal ci compétition bi li ko dalee atum 1980 ba 2000 ñu ko doon tuddee trophée de l'unité africaine li ko dalee atum 2001 ñetteelu trophée boo xam ne nag ñëw na ñu defaree ko lii di plaqué or waaye it mu doon ab trophée goo xam ne ni ab tour la ca kaw ñu def ci lii di ab globe maanaam kon mandargal adduna bi waaye it li nga xam ne ni mooy carte Afrique nga nekk ca kaw trophée bi nag ñu defaree ko ci réewu Italie ci atum 2002 ak 2017 fàttali nag ni ci ñetteelu trophée bi nga xam ne ni moo aju ci kan bi Cameroun moo ko jëloon noone ci atum 2004 Tunisie ñëw jël ko Égypte it tegu ci atum 2006 2008 ak 2010 Zambie jël raay gi ci atum 2012 ca 2013 équipe bi du Nigéria moom ñëw jël lii di trophée bi Côte d'Ivoire moom it ci atum 2015 ak Coupe d'Afrique bu atum 2019 bi nag ñaari réew yi di koy xëccoo muy Sénégal ak Algérie nga xam ne ni benn yoon la ko jël ci atum 1990 Sénégal nag jëlagul raay gi waaye kon mu doon xëccoo goo xam ne ni dina tar lool ngir lépp dugg ci biir histoire ci yor ak am la nga xam ne ni mooy ndam li.
taarixu football des koy bindaat tey ji ca Caire lay doon laata loolu itam ñu wéyal suñu édition spéciale Aïssatou Gueye Ba tase ak benn doomu Algérie soxna la su nekk fii ci réewum Sénégal di supporter équipe bu Algérie. juddoo Algérie dëkk Sénégal 30 ans ba léegi kii di wuyoo ci turu Zohra Sidiki di xaar comme ñëpp li di finale bu Coupe d'Afrique 2019 mu nara rek jug dem supporter li di ñaari réew yi mu jàppee comme lu bokk ci moom. Très difficile franchement pour nous. supporter nag yombul ci kenn waaye comme ni ma ko faral di waxee rek Sénégal gagné wala Algérie man jàpp naa ne maa gagné ñun ñëpp dinañ ànd seetaani match ba ci ambassade ba. Sadio Mané nag ku ko xamul dégg nga ko kii di Kalidou Koulibaly également donc équipe nationale du Sénégal nekk na équipe boo xamante ne am naa ci yaakaar loolu. équipe algérienne bi tamit sax équipe bu jeune la bu solidaire la tamit ci seen biir. très solidaire surtout. ngir xamle li di bégte bi mu àndal ci bokk fii ci Sénégal moom mais tàmmu si rek li di maillot yi. on va le réaliser c'est un t-shirt en fait en. ngir wane suñu soutien nag dañoo nar a defar ay maillot yu nga xamante ne ñaari dëkk yi lañ ci dessiné muy Sénégal ak Algérie. on ne peut pas nous diviser. Nous sommes un seul et unique peuple. ab final bu algériens yi ak sénégalais yu bari di xaar li ci des rek mooy xam kan mooy jël kan 2019 bii la. Tugay ba yàlla na doon sunu gaynde yi ndax ñëpp a ngi ñaan grand Assane Sène ñu bàyyi la itam nga dem waajali lii di jongante bi gannaaw julli aljuma gi. jërëjëf Fati ba jërëjëf sénégalais yëpp. ñun ñëpp ñu talal suñu loxo ñi julli juma ba pare ñëpp nañu ñaan yàlla wis ci ndox mu sedd. et yàlla mottali la mu daan def aljuma yu ñu daan mos a jongante. jërëjëf yàlla na yàlla nangu ñaan Assane Sène nag taskatu xibaar la di yëngu ci wàllum tàggat yaram nekk ci groupe Futur Média ci support bi di Ops TV yegsi nañ ci ponk bu mujj li ci yenn kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf bés bi gaynde war a xiiroo dëgg yegsi na l'observateur nee nañu bésub tey bi mooy bés bi war a gën a gaynde wi final coupe d'Afrique Égypte 2019 tey la bu sëtëx ci ngoon jotee ci diggante Sénégal ak Algérie record yéene kay xëy di leen bàkkaka kañaka dolle ko dojji allez les lions la xëy bind dàng ci xëtamu njëkk binde ko nag ak vert jaune rouge mu di couleur drapeau Sénégal le quotidien nañu coupe bi rek le témoin moom it noonu ne lañu ko waxee ci tubaab lu dul coupe bi coupe bee ñu ko gënal la tribune nañu tay la tey la góom di way dëtt ba mooy deret juróom fukki at ak juróom-ñeent ci bi Sénégal nekkee ci football ak léegi tey la ñuy def lu histoire di jàpp ba faw les éco nañu gayndee Sénégal yi waaj nañu ba jekk ngir toog ci kaw footballu Afrique waa Ndakaaru it journal bi mi ngi ñuy xamal ne des ñu ginnaaw ci finalu tey bi dëkk bi foo xool ñoo ngay finalu ak i couleur nationale source waa nañu génération bi fi nekk am nañu tey occasion bind histoire ci wàllu football réew mi quotidien nañu réew mi yépp ngi leen di déglu wuré wa dem na këng waxi mbag dem na ndañ tàlli lu waay doon jaay tey ji lay jar baamu lambo bésub tey bi bésub dëgg la ko yéene kay bi tuddee direct info mel ne ku naan leen bu ngeen xamoon li ñu diggaale di ngeen ñu may lu ñu siggee ci yeneen réew yi journal bi boole ceeg di leen ñaan ñoom gaynde ngir ñu dugg ci histoire soleil national it noonee la leen ko ñaane entrer dans l'histoire Sud Quotidien nañu ngir mën a dugg ci histoire ci ndam lay jaare ndam tey ji suñu digg ak Algérie ci final bi ngir mën a am way wu rafet la Sénégal nañu soriwu ko lu néew moo leen tere yegg ci li ñu wuti woon ci Égypte ñoom gaynde Sénégal yi Abdoulaye Diaw ci l'Observateur ma nga fay wax gaynde yi naan andi leen ñu coupe bi bala ñuy wuy ji sama borom Abdoulaye meneen di Abdoulaye Sow vice-président fédération Sénégal bu football mi ngi ñuy waxit ci xët mu njëkku la témoigné ne Ousmane Tanor Dieng ak askanaw Sénégal rek dina tax ñu rayante ko ba gagné ko entraîneur équipe nationale bu Sénégal di Aliou Cissé ne ci les Échos danañu football final bu rëy gagné coupe bi ci le quotidien mu nañu fa askanaw Sénégal rek jar nañu ko te dinañu ko gagné ngir ñoom finalub tay bi ci diggante Sénégal ak Algérie libération bataille du Nil la ko tuddee kenn ci football katu Sénégal yi di Sadio Mané di ñu wax ci journal bi ne bu neexee yàlla danañu yóbbaale coupe bi Sénégal journal bi teg ci di ñu leeralal li tax ba finalu tay bi wuute ak yeneen final yi muy ci Sénégal di ci Algérie président fédération Sénégal bu football di maître Augustin Senghor mi ngi ñuy wax ci Sud Quotidien ne finalu tay bi dina neex te Sénégal da koy gagné ca stade international bu Caire ba ñu koy footballé Sud wax nañu ne wàllum kaarange tax na nee nañu bu max bi desee juróomi waxtu dañuy tëj stade bi kenn du dugg kenn du génn ñu génn ci loolee te duggi ci l'Observateur fekki ji fa Pape Sarr ku doon football ay jamono la ci équipe nationale bu Sénégal nga xam ne li dal tey ji Kalidou Koulibaly
da koo daloon 2002 jotul woon na football final bi ndax dañu ko ruusoon ci demi-finale yi ba ñuy football ak Nigeria moom Pape Sarr mi ngi wax ci l'Observateur ruus boobeeg wuute googe mu woote woon final bi nan la ko dundee wax nañu it Aliou Cissé ma mu bokkaloon ab néeg na mu ko doon taxawoo ca yooyu la jamono ak it ni mu ko ci génnee. Mouhamed Ndiaye ñu sant la gërëm leen yéen tamit gërëm leen ci safo bi ak kóolute bi suñu édition spéciale bi nu jagleel jongante tey bi finale Coupe d'Afrique des Nations Caire 2019 diggante Sénégal ak Algérie jeex na jaajëfal leen ci seen safo ak seen kóolute jeexale ak nataalu bés bi daf ñu yóbbu ca Bangui centre Afrique la sunu takk der yi patrouille yi ñuy amal ca seen liggéey maanaam ca Daamar ja sax dañoo jël raayeb Sénégal tapp ko ca woto ba ñu jaajëfal bu baax adjudant chef Kassé bu gendarmerie moo nu baaxee bi leen nataal ñaanalaat sunu gaynde yi jàngeen jëf